mu di ñeenteeli jéego bi nga xamante ne SAED amal na ko mu jëm nag ci li nga xamante ni moom moo di nemmeeku mbay moomu nga xamante ni moo jëm ci hivernage 2020-2021 ñi koy amal nag di SAED délégation de Dagana yoon wi nag ñu teg seen tànk fi nga xamante ni moom moo di secteur bu Bas Delta noonee nag ñu tàmbali ko fi nga xamante ni moom moo di Débiti Gate casier boobule ñi nga xamante ni dañuy def li ñuy tuddee double culture maanaam dinañu bay noor bay nawet SAED nag di xamle rek ni fii nga xamante ni moom moo di Débiti Gate seen taxawaay dafa am solo lool ci mbayum delta de la vallée du fleuve Sénégal madame Ndoye ingénieur délégué moo ci indi ay leer. zone Débiti Gate nag moom dafa am particularité par rapport ak ñeneen ñi parce que boo ko xoolee li nga xam ne moom moo jafe ñëpp moom la Débiti Gate en tout cas waaw moom la Débiti Gate réussir fii loolu nag du leen lu dul mën a def double culture intégrale sur la même parcelle mi ànd ko ak aussi la LBA loolu nag moo tax tey ñu ni donc jaadu na liggéey bu am solo boobu nga xam ne Union Débiti Gate ñu ngi koy def ñu fexe nag wasaare ko wàllu yëpp mën ko gis mais nag aussi yeneen union yëpp aussi mën ci inspiré wu. fii nii boo ko xoolee seen casier bi mi ngi def près de 980 hectares loolu yëpp dañ ko def en contre-saison def ko en hivernage mais ànd ko ak la LPL loolu nag aussi buñ ko mënee def du loo xam ne dañ koy luxus liggéey rek moo koy maye en tout cas organisation moo koy maye mais aussi planification moo koy maye mais nag aussi am aussi confiance bu am solo ak la LBA ba nga xam ni lépp loo soxla mbala comité sax moom mu jox la ko moo koy maye loolu nag yaakaar naa nekk na jéego bu am solo ma jàpp ni aussi jot na vraiment pour ñu vulgariser ko bu baax a baax ndax nag ñuy ñaax yeneen union yi aussi ñu mën a topp ci tànk bi nga xam ni aussi vraiment Union Débiti Gate tegu na ci mooy du leen lu dul di def double culture intégrale sur la même parcelle di ko ànd aussi ak la LBA. non seulement réponse bu favorable par rapport ak résilience bi nga xam ni moom la état woote mais dafa ñëw tegu aussi ci maanaam charte double culture charte programme national d'autosuffisance en riz bi nga xam ni dañ ko bâtir ci base double culture sur la même parcelle début daal modèle la boo xam ni jot na pour ñu non seulement capitaliser expérience bi waaye nag vulgariser ko fépp ba ñëpp mën cee tegu parce que bu ci ñëpp tegoo rek moom mooy tax ñu mën a atteindre l'autosuffisance alimentaire. jafe-jafe yi moom jafe-jafe yi fi am rek ñoom ñoo am fépp ñoom wax nañ ko commencé nañoo seen gunóor yi mais aussi beneen particularité bi wax nga dëgg mooy ñoom dañu sës rek ak parc bi ku ni parc ju nag wax picc yi loolu tam aussi nekk aussi contrainte bu majeure fii DPV ñu ngi koy ñaax aussi unité de traitement yi aussi war nañu mën a démarrer fii yaakaar naa ñoom aussi dinañ ci jël aussi matuwaay yëpp wàllu piste yi aussi wax nañ ko si surtout nga xam ne ñoom ñoo ñëw ci Thiébendu DT1 ak DT2 yooyu yëpp aussi yaakaar naa am na ay programme yu ñuy séenu danañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndax nag yaakaar naa contrainte yooyu bu ñu leen lever rek dina mën a faciliter en tout cas mise en œuvre de double culture intégrale bi fii ci zone Débit ak Tigane. kontaan ndaxte wax dëgg yàlla yooyu mooy yi nga xamante ni mooy accompagner mbay bu la yàlla defalee SAED taxaw ci sa wet yor aménagement yi yor technique bi yor conseil bi yor lépp nga am ku mel ne CNCAS mooy LBA ñëw taxaw yor koppar yi yor lépp yor relation bi ne fi kon defe naa ni vraiment loolu lu leen lu dul mbégte rek ci Débiti Gate am ci ñoom yaakaar ndaxte nit bu fekkente ni yàgg ngeen ànd mu dig la ndékki jox la añ bu la diggee reer wax dëgg yàlla da nga ci am yaakaar franchement ku mel na ingénieur délégué jigéen ju mën góor la te man xamuma ko leen lu liggéey ak maanaam sawarte goo xamante ni daal macha allah gis naa ci moom ci loolu. suñu chef d'agence bi macha allah Débiti Gate Débiti Gateam la. Débiti Gateam la ndaxte daf fi jaar avant muy nekk loolu. xam nu avant nuy nekk lii nu ñëw yàlla def boole na fi ñëpp ñëpp tey fi tey kenn ku nekk lu mu rëddal moromam rek bu xamante ni si ni fii la war a jaar moromam dana ko gànnaaw. ca weneen wàllu wa Sémou Diouf di chef d'agence LBA bu Ndar moom ma ngay xamle rek ni Débiti Gate ñoom dañoo nekk ay clients yu am solo ñoo xamante ne sax yell nañ ñu jàppale leen ci noonu nag muy ñaax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di autorité SAED nga xam ñoo yor aménagement bi ngir ñu ngeen leen jàppale rek ci wàllu ay yoon ndax nag liggéey bi gën a mën a yomb ci ñoom. waaw ñii de ay partenaires ñu neex a seet si lañu parce que li ñu boole mooy ñu ngi leen xamee ci wàllum mbéy
te ku wax wàllu mbéy nag soo tuddee SAED da nga tudd banque agricole parce que loolu moom yàlla moo def état bi dénkoon na ko ci suñu loxo muy financement chaîne de valeur agricole. boo seetsee débit Tiguette nag boo waxee débit Tiguette damay wax ne débit Tiguette moom mooy mbéyum ceeb ci waalo soo bëggee jàng mbéy ceeb ci waalo da ngay ñëw débit Tiguette li koy firndeel mooy bu ñu waxee ceeb bu jigéen débit Tiguette ñi nga xam ne moom la ñu tudde agro industrie ñi nga xam ne ñoom ñooy transformer ceeb bi ñax bi pour mu nekk ceeb bu weex dañ koy xëccoo tey boo fi ñëwee di nga fi fekk ñett wala ñeent ñoo xamante ne ñu ngi xëccoo casier bi nga xam ne 1000 hectares la mu nekk loo xamante ne ay firnde la pour mun a feeñal importance mbéyum ceeb ci gox bi ñu nekk nii muy débit Tiguette bu ma ñëwee ci li nga xam ne moo ñu liyee nag sama naataango bi léegi délégué bu Saïd wax na ko léegi débit Tiguette dafay def loo xam ne dafa xaw a jafe lool mooy béy ñaari yoon muy contre saison ak hivernage ci benn parcelle bi muy loo xamante ne ñii dañuy wax ne mënul nekk waaye lu mun a nekk la parce que débit Tiguette mu ngi koy def lu ko yombal nag ci financement bi mooy ñoom wóor na ne ñoom suñu béyee dinañ jax ceeb bi jox ko agro industriel bi ceeb boobu ñu ñëw natt ko ba xam ne mun nañu fay ñu joxaat leen beneen financement ñu doon béy loolu kese mooy secret bi ñoom duñ jéem a def leneen bu ñu béy ba pay jël ceeb bi jox ko agro industrie bi agro industrie jox ñu ne li ñuy jox mot na ñu financé la ñu door a dem bi amul xaar donc loolu mu tax modèle boo xamante ne ci ñi nga xamante ne amuñ dara lu dul ceeb war nañ ko vulgariser ñoom am nañ fi expérience am nañ ci capitalisation li ma mën a wax daal kontaan naa ci ñoom lool donc délégué lu ñu leen ci mën a sensibiliser jàppale leen ci piste débit Tiguette accessible parce que débit Tiguette mooy joxe exemple rek soo xoolee agence bu Saint-Louis ci 1444 hectares 1000 hectares yi débit Tiguette lañ koy biyee ci financement bu 400 millions 380 millions yi def ci débit Tiguette la nekk donc loolu moo wane importance bi nga xam ne débit Tiguette def na ko. ginnaaw débit Tiguette délégation bi jël yoonu KSL mu nekk nag agro business boo xamante ni mi ngi nekkee ba tey ci secteur bu Bas Delta moom it di bay rek lu am solo fi nga xamante ni moom moo di delta de la vallée du fleuve Sénégal madame Ndoye ingénieur délégué di jàpp rek ni moom KSL ak débit Tiguette bokk nañu ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy xëcc mbay mi bu baax fi nga xamante ni moom moo di delta de la vallée du fleuve Sénégal. Effectivement tey comme ni nga ko waxee ñu ngi sunu ñeenteelu fanu tournée de suivi de la campagne d'hivernage tey nag secteur Bas Delta aye ko fii ñu taxaw nii tem ñu ngi ci étape CASL pratiquement moom mooy locomotive bu secteur Bas Delta en matière de riziculture gannaaw CASL xëy na zone débit Tiguette pratiquement ñoom ñooy tiir mise en valeur li ci gën a am solo sax ñoom ils se sont inscrits dans la logique de la double-culture wax naa ko sànq kon saison bi def nañ 2500 hivernage bi sur un objectif de 2700 ils ont pu réaliser 2185 dont près de 350 sinistrés kooku nag aussi contribution bi muy def kenn dootu ko natable parce que contribution bu am solo la li ci des rek mooy ñu encourager leen mais aussi ñu accompagner leen par rapport ak yenn contraintes ak aussi yenn jafe-jafe yi nga xam ne aussi ñu ngi koy am plaidoyer bi ma leen di lancer rek mooy ñu veiller au respect des paiements du FOMAED parce que nag aussi le premier intrant c'est l'eau te nag ndox moomu aussi gorom bi ku ne xam na ci état bi mu nekk instant yii nii et que FOMAED moo ñu mën a permettre ñu entretenir axe yi correctement moo ñu mën a permettre ñu améliorer l'hydraulicité mais loolu mën a permettre la CASL aussi mu mën a continuer di am irrigation gravitaire bi nga xam ne fii rek moom la am sur 2500 hectares ndax ku ne xam na ko mooy les plus exceptionnels yi nga xam ne aussi enregistré nañ ko ren ci vraiment délégation bi am nañu avance de 5 semaines par rapport ak daaw mais tous les postes pluviométriques de la délégation étaient largement excédentaires loolu nag aussi fa mu ñëw c'est des pluies exceptionnelles il faut s'attendre à des dégâts yooyu nag bokk na ci sinistres yi nga xam ni CASL aussi en grande partie ils sont vraiment affectés. Abdoulaye Diop moom kilifa la ci ñi nga xamante ni ñoo di waa KSL ma ngay rafetlu ngan gi te it rek di ñaax ngir rek jàppale bi ak collaboration bi gën a jëm kanam. mu di ñeenteeli jéego bi nga xamante ne SAED amal na ko mu jëm nag ci li nga xamante ni moom moo di nemmeeku liggéey bi mooy ni compagnie agricole de Sénégal muy CASL dafa taxaw si jàpp ci
programme autosuffisance en riz du gouvernement Sénégal bëgg bon si bien que chaque année ñu ngi war a def double culture sur 2500 hectares sur 2700 hectares bon voilà moom pour bokk daal ci atteinte autosuffisance. waaw comme bépp baykat ci àdduna bi yëpp dañuy am ay jafe-jafe yu taxaw comme ren niñ ko gisee kon saison bi passé amoon nañu problème mu picc yaakaar naa Sénégal bi yëpp yëg nañ ko bon mais comme ni ko madame waxee léegi c'est dû à notre position géographique. am nañu problème inondation bi ren comme tout le Sénégal ndax taw bu bari bi comme ni mu ko waxee aussi am na beneen problème bu ñu am mooy baisse au niveau du fleuve bon loolu aussi mooy loo xam ni bon mën nañu wax ni c'est naturel luy nekk la mënuñu ci dara parce que ndox mi bu baree barrage bi dañuy obligé bàyyi ko mu wàcc te période boobu ndox mi bu wàccee ñun dañu am difficulté bon particulièrement difficulté yooyu la ñu am bon mais waaw ren yàlla def nañ préparé woon nañ sax pour mën a xeex ak picc yi mais yàlla def na ba léegi amaguñu bu yàqu-yàqu waaye picc yoo xam ne ñu ngi ñuy yàqal loo xam ne mën nañ ci wax daal bon ñu ngi sant yàlla bi waaw am na gunóor bu nag bu ñëw boobu moom daanaka moom it yàq bu métti lay yàq te ren dafa bëri lool bon chaque nawet sax dina am mais ren dafa jéggi dayo bon ñu ngi jéem a def nag lu ñu mën mooy di produits yi am fii comme bi ñuy wax cas optimal moom la ñuy utiliser di traiter mais on voit que ni efficacité bi mu ngi def loolu mais dooleem des na ci xeexu gunóor yi parce que gunóor la yoo xam ne dañuy ñëw tout le temps donc boo traité tey suba dañuy ñëwaat bu la yàlla mayul doole booy traité ñaar ñett yoon te même am na si yoo xam ne sax mënoo ko def ndax du méngoog yoon ngay traité ñaar yoon ñett yoon loolu rek moo xaw a nekk difficulté bon si bien que aussi ñu ngi utiliser beneen mode de lutte mooy comme piégeage massif mooy jël lumière def ko taat ndox ñu si daal comme ñu ngi daan def si kër yi mais ñu koy def d'une façon plus grande voilà dañuy jàppale si xeet bi mais quand même kii bu am ay gunóor la yoo xam ñu ngi yàq bu am solo bon il faut nit ñi taxaw si bon là aussi bu fekkee ni waa DPV ak yooyu comme d'habitude l'état bu ñu mënee appuyer bon waxuma ñun rek mais bépp baykat bon ñu suñ ci mënee def dara ñu prévoir ñu def ko ci